nuyu naa la Moussa Diaw moom mooy c'est l'ami des journalistes. waaw Moussa. ku desati. Salif Bey ñu ngi lay nuyu nee na ñu nuyu ko. di nuyu waa Mbour tamit Boubacar Diallo maa ngi lay nuyu. Elimane Diagne maa ngi lay nuyu. comme ci waxtu nuyoo lañ nekk di nuyu waa Mbour. ñu ngi koy nuyu. yëg nañ seen bopp. samay bàjjen Hadj Mansour Diop nuyu naa la. Alaaji Ahmed Aidara nuyu naa la. déggal nee na nuyu may fay. nuyu naa leen. Alaaji nuyu naa la dégg sama yaay nuyu naa la. déggal Alaaji bu ñu nee sama papa nuyu naa la. Magui Seck nuyu naa la madame Guèye. waa Sénégal yëpp nuyu naa la. nuyu ñëpp. Mamadou ko desati. kan nañu war a nuyu. Adja resto midi pire nuyu naa la dégg nga dama doon yàq naan waaw waajur lan du xees doon nuyu nañ la waaju. Youssou Diagne Yahya Diop ñu ngi leen di nuyu bu baax. nuyu nañ leen. oui nuyu ñëpp vraiment. ñëpp El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. yàlla na yàlla nangu siyaar. Yacine. RTS télévision nationale dafa war di synchro matinal bi. non Francisca tamit. ñoom Jafunde. déjà c'est quand seen bopp. non ñu ngi def moo tax ma ne dañoo waroon synchro. non ñu ngi def nice nag. Kouthia nuyu naa la waa TFM Kouthia. man nag ñoom dong lay seetaan nag. ñoom dong lay seetaan matinalement mais Kouthia vraiment Kouthia c'est un professionnel aussi ñu koy ziar bu baax. Oumar Mangane nuyu naa la Kouthia. mais Birame mais Birame xam nga laa ko xamee. nuyu naa la. keroog ba mu ñuy tooñ Kouthia. laa xamee ne mi ngi suivre émission yi. non kenn du moom ku ci nekk mu lim la ak émission bi. Macky Sall nuyu naa la. waaye Yacine loolu yow. non Macky Sall moom. ah damay nuyu. non Macky Sall lañ ko war a wax war nañ nuyu Macky Sall waaye lañ ko war a wax mooy. nuyoo nag. démb dama dem palais bi mooy deuxième fois xaw ma troisième fois mais war nañ ñu dimbali protocole bi vraiment ñuy jéem a gérer temps bi parce que mënoo woo ay journalistes quand même 9h30. ne leen mise en place bi ci lay yem. kilifa gi ñëw 13h. mais war nañ di caler de telle sorte que 1 heure de temps avant ñu woo journalistes yi. bu ko defee bu ñëwee def seen liggéey mais téye leen foofu. ñu topp ba yenn heure yooyu nit ñi am nañ leen lu ñu war a mën a dem defi. dëgg la aywa c'était une minute de nuyoo rek. dafa neex tamit ñu nuyu ñoo xamante ni ñu ngi ñuy déglu di ñu seetaan parce que ñëpp ñun la ñuy seetaan aussi. faut le reconnaître. Fallou Tamba mu ngi may yóbbante nuyoo ci Mansour Diop moom mu ngi fële ca. Mansour Diop nuyu nañ la ca Gambie mais il a beaucoup d'inconditionnel loolu moom li ñu naan yóbbante àq la. waaw wax dëgg fa neex yàlla. Fallou Tamba la tudd moom benn. taalibe Serigne Touba mu nekk foofu bokk na ci ñi seen daayira ñoo indi woon Baro bi muy njëkk ñëw di ziyaare ji xalif bi fii ci Touba donc mu nekkoon nuyoo yooyu mi ngi noonu ci nuyoo yi la dana fi gëj nag bu semaine prochaine ci nuyoo bala voilà on avait besoin de ça suba tey si dañuy soxla di yee nit ñi dans la bonne humeur nangu leen ñu ko yal na yàlla xol yi féex amiin amiin xéwal yu bëri bëri Mouhamed sa à vous l'antenne laa bëgg nga waxal ñu nit ñi ban moment lay daw fan lay daw loolu laa bëgg te ñi ñu ko jagleel lu ñenn ñu dul maire sortant yi ak candidat yi xam nga nag boo bëggee jiite ab gox foo nga wax ak sa gox nan nga ko bëgg a jiite bu dee am nga benn mandat di yóotu beneen lan nga fa jotagum def pour mais loolu est-ce que dañ leen koy yombalal rek du ci période de campagne bi parce que actuellement ñu ngi pré-campagne. bien sûr donc à partir de je pense aujourd'hui le non. waaw à partir de mais bu kii rek ñu daal di on est le 8 je pense non le 9 lay tàmbali. le 9. donc à partir du 9 personne n'a le droit de parler politique. waaw ce sera tant mieux ça parce que il y a autre chose à dire que la politique. propagande daal la ñuy propagande li ngeen doon def nii seen journal bi nii ay gëm sa bopp nga saaga ay Benno Bokk Yaakaar nga feene ay yewee nga feene mais propagande rek la ñuy kenn du leen tudd propagande la ñuy bañ kenn du leen tudd waa xam nga ñoom yu ndaw yi ñuy def ne propagande la Mohamed waaw dëgg la de la part de sama bàjjan mag suba dëgg la de non suba bu yeboo ngeen waaj ay reportage de rédaction sinon doo leen def journal de da ngeen a tàmm politique te suba amul politique. et comme ni Birame waxee. ku fi politique moo woo Babacar Diagne. mais par exemple rek. da ngay boole. li tax duñu waxati ci politique rien que caution locative yi nga xamante ni. voilà état bi mi ngi menacé bay Birame tënk na ko. note bi nga xam ni am na yeneen lu war a mën a wax lu dul politique. Aminata Assome Diatta mu di ministre du commerce daal dina koy génne. loolu daan ci ñëw. bailleurs yi léegi 2 mois par force boo leen ko defee ñu woo. mais dañoo bëggoon ëppal kat. 2 mois la ay avance 3 mois 4 mois. caution. waaw loolu moom. mooy yoon. boobu waaw kay. gis nga xel bu wax bu jibee. waaw
bu dofee sax xel yi koy dégg mën a yeewu. bu ñu nee ku ñu laajati location lu ëpp 2 mois demal ci yoon. loolu moom xel yi mën nañu koo nangu. dañ leen di poursuivre. waaw mais ay surface nii nangam te ñoom ñi def seen surface ñoom moom immeuble yi ñoom moom kër yi. gaynde en fait ministre bi elle est juste revenue sur une loi qui existe déjà. te loolu jiitu na sax wàllug bu ñuy wax wàllug baisse du coût du loyer. waaw mais c'est une loi boo xam ne ni yàgg na am. léegi moom dafa fàttali juste bailleurs yi nii ak ñi nga xam ne ñoom ñooy courtier yeeg agence yi ni amuñu sañ-sañ ci kaw loi bi laaj lu ëpp ñaari weer wala équivalent wu ñaari weeru loyer ci ki nga xam ne moom mooy. dugg ci kër xam nga tey dem nañ ba léegi nit ñi 4 weer lañ lay laaj. boo imaginer koo xamee ni 150 000 lay fay benn appartement bu ndaw nga laaj ko 4 weer avant muy dugg daanaka il faut nga am au moins 500 000 jëm kaw avant ngay mën a dugg ngay mën a toxu ñi kam nag loolu dañ koy compter. ak ñu doon loué Sénégalais. Je suis très dubitatif par rapport à ça parce que bu fekkee ne encore mesure nañuy indiwaat. surtout ak Assome Diatta mi ça pose problème ñaata mesure la fi jël yoo xam ne mënuñu fexe ba respecté ko. suivi daal gën a garaaw lii mu wax nii gis nga lii mu wax nii. c'est une question de suivi en fait parce que xam nga bu ñu la waxee ne la loi existe depuis déjà 77 jëm kaw. ça veut dire que cette loi là elle existe mais elle n'a jamais été appliquée wala ñi ko appliqué bariwul. ñu indiwaat beneen loi ci wàllu baisse du loyer. déggaat nañu ni woowaat nañu pour mën a waxtaan ci lu jëm ci wàllu wàññi loyer boobu ça veut dire que suivi bi Mohamed di wax depuis lors suivi moo amul les lois sont là les textes réglementaires les textes yi légiféré ci lépp mu ngi fi mais li ci des mooy mbirum suivi mais est-ce que suivi dana ci am même si secteur de l'activité sociale bi nga xamante ni nemmeeku nañ ci ay violence yu bëri teg nañ ci tamit ay daan mais est-ce que dana am suivi ba ca mais ñu itam foog ñuy jàppale waa yoon ak ministre yi jël ay mesures di boole. nañuy boole. Sénégalais yi nañuy boole boo demee ñu bëgg a def location ñu laaj la 4 mois lifin sëñ bi nga dem boole ko boo ko boolee daan ko topp. koo koy boole. koo koy boole Mohamed. tey boo demee tribunal dafa nekk ci ay dossiers ay contentieux xaju ci sa salle bi. oui tribunal yi laa la wax la ci ëpp. fu mu nekk nii dossier wu contentieux wu kii moo location amul leneen accès yu tas c'est que en réalité bu ñuy jël mesure dañ ba def lay leer ne da ngay dem jusqu'au bout mais di jël mesure dem ba ci biir bàyyi léthargie am lu neex waaye def nga dellu si pour taper du poing sur la table ça n'a pas de sens il faut ñu xam ne njiitu réew nañu yor république nañu nekk et personne n'est au-dessus de la loi que les choses ñu réglementé ko ku nekk respecté ko ku nekk xam ne yoon moo fi nekk. donc ay mesures yu ñuy jëlee demi mesure maanaam la ñuy def mooy jafe-jafe. Yacine may ma rek une minute fekku la fi woon violence fépp violence partout moom la ñu nemmeeku gis nañ ko ci arène nationale bi barki Demba Ndiaye sa xalaat. xam nga très rapidement il faut que ñu xam quelles sont les causes et les origines de la violence dafa am ay causes multiples am origine multiple. xam nga li ma koy tënk ci lan lay doon mooy éducation gis nga violence ñi nga xamee ni jot nañoo yar seen njaboot am na loo xamee ni jom nga di ko def muy ci stade muy ci politique muy ci fu mu mën a doon doo dugg ci boobu la violence parce que yaree nañ la ko mais xam nga fan la problème bi féetewu actuellement mooy ni nit ñi ñoo amatul sax jotu yar seen njaboot da ngay gis père de famille mère de famille xamuñu seen doom ci lan la ñuy yendu ci lan la ñuy xëy ci lan la ñuy fanaan parce que ñoom ci seen côté ña ngay lijjanti lu ñu mën a dundalee njaboot gi am na kër yu bari yoo xamee ni nga daan amee ñu taajal la ndékki taajal la añ taajal la reer ngeen nekkee ko en famille di doon moment yoo xam ne da ngeen ciy mën a waxtaan Yacine de defal nangam del moytu nangam Mansour del def nangam del moytu nangam ci moment yooyu nga xam ne ay moment collégial lañ ko mën a woowee amatul parce que léegi famille yu nekk tey ñaata nit ñooy jaay ci li ñu woowee mbëkk rido ndekki añ wala reer ñaata nit ñoo yore ay table ñu ci jaay supp wala ñu ci jaay reer ci mbedd mi parce que nit ñi dañoo dem ba léegi fast food wala lekk bu gaaw ci mbedd moom la ñu gën a farataal ndax kër yi ci bari amatuñu lu ñu dépensoon ndekki añ ak reer
chaque jour ñu wax ne nit di nga gis koo xam ne añam day fexe ba añ bi doon lu duun lu baax parce que doo reer ci ngay tibb peut-être reer wala doo sax reer wala nga gis xale yi dem génn pour lijjanti ji reer benn pain fële wala benn dibi fële wala ay brochette donc waxtaan bi nga xam ne daan na am dans le cocon familial ba nga mën a orienter sa njaboot ci nañu defee nii nañu moytu lii loolu moo amatul moo waral nag léegi ci mbedd bi ngay jàngee mbedd bi nag lan moo fa am violence moom moo fay am wala ci biir école yi sax léegi da ngay gis violence yi ci biir école yi c'est tout simplement parce que éducation bi yi nga xam ne moom mooy socle bi mooy base bi moom moo wàññeeku bu baax a baax a baax et ça se voit nettement ci sa doxalin ci mbedd mi également ak ci secteur boo mën a dugg mooy tax ba violence boobu gën a bëri Mohamed mi ngi noonu Yacine ni ko Birame waxee tribune ci xëtam bu njëkk loolee la waxtaane wàllu violence yi jaaxal na ñëpp en tout cas jamono ji violence fépp violence partout ni nga ko waxee ak Birame ni mu ko tontoo itam brutalité yi ñu nemmeeku ci arène bi lu doy waar ay nervi yu nerveux man nag loolu ñoo ma jaaxal nga doon nervi ba pare nerveux moom xam nga foo jëmeek nit ñi kii Mamadou Fofana loolu doy waar stade yi nga xamante ni nii ay infrastructures yu ñu dugal ay milliards ñu di ko yàq université lycée yi ma nga tàng jër violence bi mi ngi fépp ci arène bi ci navétane yi ci espace politique bi Sénégal fan la jëm ak xeetu violence yi mu doon li nga xam ne faw itam Yacine Seck ñu def ci ak taxaw seetlu ñu des ak tribune yéenekaay ba léegi ak ki nga xam ne moo di rek Déthié Fall ca assemblée nationale ni ki démb ratewul benn yoon jëriñ ju dénk wàllu biir réew mi wax na ko lu mu ko bëgg yëpp wax na ko sa ñàkk xarañte ni ñu ko waxee sànq ak itam manque de maturité politique ndax politique gi da cee da tàbbi yees moo tax daal réew mi jamono ji mi ngi ci guuta wala sous tension te it faw rek ñu daal di ci andi ak joyante alors Yacine yaa ngi ko doon wax Vox Populi ci xëtam mu njëkk dikkaat na ci spéculation ñu nemmeeku ci wàllu immobilier moom foofu nag gis nga caution yeeg loyer Assome Diatta moom assommé na bailleur yeeg ñi nga xam ne ñoo di courtier wax na leen ne lu leer règle bi dañ koy fixer léegi à 2 mois comme nanu ko xamee woon ñu ko Birame waxee souvent nag loyer dafiy ne waaye nag dañuy fàttali rek waaye 2 mois yaa ngi nii mbir mi nekkatul 3 mois 4 mois 5 mois kon bailleur yi nañ ci bàyyi xel ndax lu ci am solo la jafe-jafe gi ci wàllu loyer gi doon na lu nga xam ne faw rek ñu bàyyi ci xel bu baax a baax dañuy ñëw ak Walf Quotidien Yacine assemblée nationale ci la dikk ak charge virale contre Diome moom démb doyal na sëkk ci assemblée nationale ndax dafa mel ni député yi dañ koo yàkkamti woon Yacine ministre de l'intérieur bi daal foofu métti woon na lool ci moom en tout cas interpellation yi bari woon na entre violence bi ak insécurité élection yu ñu jëm li ñu ci bëgg mooy ak leeraange gu mat sëkk élection yu jaar yoon waaye itam cour d'appel yi nga xam ne rejeté na yenn liste candidat opposition bi moom it wax maanaam interpellé nañ ko ci moom Diome mi moom nag moom daa mën a déglu no gars yi dañuy wax waaye xam naa li mu nekkoon procureur la Diome moom da ngay wax li nga koy daa mel li nga koy wax moom du ko sax waaw procureur ñoo mel noonu parce que lu ne la di dégg mi ngi noonu lu nekk la ñuy dégg mi ngi noonu ci la dikk kon Walf Quotidien dañuy ñëw ak yéenekaay bi di yéenekaay bi ban la ñuy tànn waay Source A ñu ñëw ci Source A ñëw na ci révision exceptionnelle jëm ci liste électorale yi lu toll ci juróom benni téeméer ak juróom fukki junni ci ay carte confectionné nanu ko donc loolu itam mën naa dal xel Dakar nag daanaka nemmeeku nañu ci lu toll ci ñetti téeméeri junni Yacine ci ay inscrits yu yees bu mel ni kon élection yu jëm xel mën na cee dal ci lu jëm ci li nga xam ne moo di rek carte yooyee alors l'État menace les bailleurs en tout cas caution locative yi faw ñu bàyyi ci xel ñi nga xam ne ay góorgóorlu lañu saa su ne bu nu fayee ko lu ñu njëkk a xalaat mooy la nu fay appartement ñoom it sonn gu nu sonn ci bu ñuy déménager xëy na joxe ñetti weer ba ñeent moom Fofana moo tax état dégg leen ba mbir mi léegi tënk ko ci ñaari weer mbir mi nag mooy problème bi mooy suivi boobu ngeen doon wax ndax am daan ci yeggam déet le quotidien dikkaat na ci njiitalug UA présidence bu UA njiitu réew moom président Macky Sall moo ko fas yéene jiite alors mi ngi waajal ay valisam Mamadou Fofana waaw ndax xel mën naa dal ci président Macky Sall ak leadership bi tax gars yi tànn ko mu war a jiite Union africaine en tout cas ma ngay waajal en tout cas nee nañ daal yéen kaa bi nee na dossier yu tàng jër ñu ngi koy xaar
oui parce que sécurité bi nga xam ne moo insécurité plutôt bu am au Sahel. ak li gis nga li ñuy dund Burkina ainsi de suite donc ay dossiers la yoo xam ne moom c'est vrai que mi ngi incarné benn leadership bi dans la sous-région maintenant on verra si véritablement il sera à la hauteur ou pas. le quotidien mais en tout cas ñu ngi ko ciy xaar. le quotidien Hadj Mansour démb ñu ngi ko doon wax ci journal commenté bi local yeeg législative yeeg HCCT yeeg yu mel noonu 22 milliards pour les élections de 2022 kon élection xaaj moom li muy lekk bëri na. est-ce que du ko ëpp sax. ñaar fukki milliards ak ñaar. est-ce que du ko ëpp sax. élection cher na de. mais Mohamed xoolal coalition yi ak coalition bu nekk am ko lay représenté fenn. kenn ku ne bëgg am ay bulletins yu doy. foog nga limité am ay bulletins wu boppam. que song ak bulletin wu yu doy. c'est ça quoi. Birame élection daal kon nii lay lekkee xaalis. jot na kon parti est-ce que ñu xalaat jëm ci parti c'est normal parce que boo xoolee yamul ci benn élection les 22 milliards la nee nañu ci législative yi la élection conseil municipaux ak départementaux ban quotidien moo ko bind sax loolu journal le quotidien mais tamit li nga xam ne moom mooy au conseil des collectivités territoriales leen wax législative day am 2022 laaj bu am solo xaaj ba élection locale yi sax ñu ngi laam-laame législative yi code électoral bi rek a daaxal boppam. waaw diggante élection ak élection 6 mois lay doon force. nag yàgg nga ko wax waaye gars yi dégguñu la de. non mais si on se limite à ça gisuma lu tax ba ñu bañ a amal élection. oui parce que en 2017. législative ci benn bu ñu demee élection. bu ñu demee élection 23 janvier mais tu as tout le temps pour faire les législatives. contestation non loolu CEDEAO moo ko wax. moo ko saxal. diggante élection 6 mois la war a doon. 6 mois la war a doon. mais ci benn at mën nga ci def. mën nga def ñaari élection 2012. te CEDEAO lu mu gën a fësal c'est surtout. non bu ñu defee 23 janvier. élection yi mën na nekk mois août wala septembre. wala mais en fait CEDEAO lu mu gën a fi mu teg loxoom c'est surtout mënoo soppi. lu jëm ci wàllu fichier électoral wala code électoral wala lu jëm ci élection 6 mois avant ay élection c'est-à-dire que di nga loo mën a soppi tamit mën nga ko def waaye bu mu laal si juróom benn weer yi jiitu élection bu mu mën a doon muy législative muy présidentielle muy leneen amoo sañ-sañ loolu la CEDEAO wax soppi li nga xam ne moom la tënku moom moo tënku ci biir code électoral wala fichier électoral ak yu ni mel loolu leer na xëtam bu njëkk l'observateur def na entretien bu yaatu waxtaan bu am solo gi mu seq ak Malick Gakou mi fi nekkoon ministre waaye itam di responsable bu Yewwi Askan Wi Malick Gakou nag vraiment wax na ci poñ yu bari wax na ne grand parti musul doon te du musa doon parti yóbbaale ma wala parti njalaxaan yaa ma neex donc am na ci lu nga xam ci également dikkaat na ci nee na foog ñu def ab taxaw seetlu xoolaat bu baax a baax kan mooy kan ak kuy def lan fisc bi ak 11 milliards yi nga xam ne moom it ñam na dikkaat na ci bu baax a baax ku ko bëgg a leen mën nga jënd kon yéenekaay boobee di rek l'observateur las kon dikkaat na ci opposition bi nga xam ne baaluñu dara ministre de l'intérieur Antoine Diome moom dafa mel ni dañ koy waajal saa yu ñëw foofee ca assemblée nationale Déthié Fall ak i kàddoom ci incompétence am ak manque maturité politique am tax na réew mi nekk ci sous haute tension waaye nag ki nga xam ne moo di député Abdou Mbow mel ni ku koy tontu di ko xamal ne ñaaw na lool ab ministre de la République ñëw foofee ca assemblée nationale ñu di ko saaga ak def yëf kon looy itam foofu rek ñu bàyyi ci xel ñu ñëw ci enquête bii nag bëgg naa ñu def ci ak taxaw seetlu Fofana. oui nomination de nouveau premier ministre un dauphinat à 1000 inconnus fu mu nekk nii Mansour Mamadou Fofana Birahim Touré kenn mënul la wax kuy doon premier ministre en tout cas ñii wër président de la République moom. ñu ci bëri ñu ngi leen di baxel Aminata Touré Abdoulaye Daouda Diallo ot mi nga xam ne ma ngay def yëmbalu am solo dégg naa Amadou Ba ñii du ci kenn du ci kenn kon nag xaal kuy doon Mosu daa mel na nga am ay inf nag de journaliste day am ay sources kenn xamul kuy doon premier ministre en tout cas ñii du ci kenn ak Macky moom il faut s'attendre à tout mais ñett ñi boo leen tegee ñeent ñi plus mais Hadj Mansour yaakaar nga ni mu génn ci ñii ma gis nii Mimi Touré Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo ak ot mi ñii du ci kenn kon du kenn mënu ci dara bu doonee soppeekuwul mën na soppeeku mi ngi noonu bi lii ruus daal buñ ko faxa saatu ci diggante bi foog moom muy doon kenn ci ñeent ñi kon dina waaye nag politique moom du biir ay xëy wasin mi ngi noonu wax nga dëgg de l'évidence yi ne kaay ci xëtam bu njëkk Yacine dikk na ci scandale foncier bi nga xam ne am na ca flanc Mamel
muy wàllu suufati encore li mu laaj nag mooy kan mooy protéger Tahirou Sarr jamono ji. loolu nag laaj mu samp dëkk bi daa bëri ñoo xam ne kenn du leen laal. wax nañu ne jënd na fa foofu ay pàkk bu kii pàkk yu kii côté Mamel ba donc am na ñoo xam. kan la Tahirou Sarr wax nañu ne ku koy protéger laaj bu samp la. lii mooy cheral location bi. benn nit fukki kër Dakar. dagg ay terrain jox patron jox ay partenaire benn nit ñu naan am na ay hectares fii Dakar. ak ay château. benn nit bu liggéeyul boo xam ni chômeur la. mi ngi noonu de laaj bi samp ngi noonu daal kan moo koy protéger loolu nag ñun xamuñ ci dara laaj bi moom xam naa ne nañ ko laaj rek moom du foofu na ñi nga xam ne xam nañ ci dara ayca ñu wax ci wàllu drame stade Ngalandou Diouf ak 24 heures xëtam bu njëkk dikkaat na ci violence bi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci arène bi destruction des biens publics mu mel ni inadmissible lu nga xam ne daal foofu rek ñu daal di ciy def ak taxaw seetlu njàngat bu rëy a rëy ngir xool ana yan yoon lañu mën a jaar ngir jëlee fi Yacine violence bi parce que yaa ngi koy wax sànq violence moom Sénégal dafa mel ni léegi moom tabarkàlla dafay yomb lool l'évidence vol 24 heures ñëwaat na ci diggante président Macky Sall ak Ramaphosa ñoom nag dafa mel ni déggoo bi mi ngi bëgg a neex lool coopération waxtaan nañu ñoom wàllu coopération bilatérale conseil de sécurité ak changement climatique bi ba ci Omicron bi nga xam ne président Macky Sall am na ci position par rapport ak Afrique du Sud bi nga xam ne dañ ko bëggoon a xaw a isolé loolu lépp itam dikkaat na ci bu baax a baax ñu ñëw ci yéenekaay bi Yacine di Dakar Times moom nag dikkaat na bu baax a baax ci situation exécution budget deuxième trimestre 2021 ak grande ligne yi nga xam ne war nañ cee mën a jàpp direction budget bi nga xam ne def na situation jëm ci wàllu exécution budget deuxième trimestre 2021 wax na ne daal préparé na benn rapport application ci article 70 loi organique numéro 2027 26 février 2020 mu doon itam lu ñu war a mën a jàngat ndax luy koppar ak sunu gafaga war nañ cee mën a ami xalaat ak itam ay xibaar mesure exceptionnelle critique dikk ci admis à faire valoir le droit à la retraite yi nag moom daanaka ci secteur boo dem dafa mel ni président Macky Sall yoonu ko yokkute gi foofu wane na ko ndax day yokk rek moom mi ngi yokkalaate rek moo xam ngay généraux moo xam ngay beneen corps nga ne en tout cas li ñu mën a jàpp mooy 80 sous-officiers bu gendarmerie 91 sous-officiers bu gendarmerie prolongé nañu seenug mandat bu ci 30 mois seen retraite ci seen mandat kay seen 30 mois seen damaa juum seen retraite mandat bi moom si doon jëpp xaalis mandat dañoo yokk atu retraite voilà atu retraite ñaata weer ci fanweeri weer ñaari atu kus lëf waaw gendarmerie la ak sapeur pompier yi je crois ak armée dañ leen yokkal ñi nga xam ne dañ leen tuddee ay généraux de brigade 1 an nañ leen yokkal ñeneen ñi nga xam ne ay généraux yu mag yi nag dañ leen yokkal 2 ans donc au lieu que nga dem 60 ans boo nekkee généraux de brigade 61 ans la bu fekkee nag ca punkal ya nga bokk moom 62 ans 2 ans de plus ñu terminé Yacine xam naa ne waxtu yu jot na incident ba xewoon ci Rufisque Yacine mbir bi jeexagul de gars yi dañuy naan am nañu ci blessé am na ko ci faatu waaye côté force de l'ordre bi aussi bëri nay blessé de fukk ak blessé ak juróom-ñaar fukki blessé ak juróom-ñaar xaaj dañu gis ci ay policiers yi nga xamante ni gaañu nañu fa itam ci boobu lekk jàppante ca Rufisque ak benn xale bu nga xamante ni daanaka ñu ngi ko téye jamono ji ci hôpital principal 12 ans la am fukki at ak ñaar mi ngi noonu looloo fa xewoon ayca Yacine mu nekkoon li fi gën a fës ma nga noonu looloo ci gënoon fës kon baax voilà à part Odia ñu may leen ko Odia Fabrice ñëw na ci sànq Odia moom tubaarkàll macha allah saa su ne mu wane boppam jaajëf ba subaati ci yeneen i xët waaw ci yeneen i xët waaye nga ñëw yeggali sa journal du dëgg andi si Hadji Mansour commentaire yi Birahim Diadji Touré aywa léegi lay doon balaa loolu ñu wàcc tali bi xam dama dikk bi fu mu toll